بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا بقي سيتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dellu si nañu beneen yoon ci kàttanu buur bi subhaanahu wa taala ci seen émission approche an-Nahj ak beneen tomb waxtaan boo xam ne bi inchaa allahu taala tomb bi bu am solo la ndaxte xam nga ne seen émission day topp xew-xewu jamono yi lépp loo xam ne lii mi ngi xew ci penc mi rek ñu indil leen ko fii woo fi ay borom xam-xam ñu waxtaane ko wax leen ci lan moo ci point de vue islamique bu laajee bu fekkee ne phénomène social la lan moo ci point de vue bu sociologique bi loolu moo tax tey ñu indi benn tomb waxtaan buy wax ci polygamie taaddud zawjaat maanaam sëy ak ay soxna yu bëri gu kujje ndaxte gis ngeen ne suñu dëkk bi ci jamono yi ñu nekk mbir moomu am na ay coow yu bëri yu mu fi indi mooy mbiru kujje gis nañ fi ay nit yoo xam ne yi loru nañu te li leen lor li ko jur boo ko xoolee ci mbirum kujje la jóge ku góor ki takk na keneen problème am ba sax léegi mu àgg ci faat bakkan loolu nag bi ñu ko nemmi ko xool ko ñu ne nañ ci def waxtaan ak ay borom xam-xam ñu gindi ñu ci wàllu woowu ba ñun ñëpp ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ci mbir moomule moo tax ñu indi leen ñaar ñoo xam ne ñi inchaa allahu taala am nañu yaakaar bu baax ne dinañu jàngat ci ñoom loo xam ne de bu ñu fi jógee ñun ñëpp daañu ko jëriñu kooku ku ci jiitu mooy al ustaadu docteur Momar Kane docteur Momar Kane émission bi miin na ko mu miin ko ndaxte ca tàmbali def naa ñi ko door ci la bokkoon mu ñëw fi ñëwaat fi waaye saa yu fi ñëwee rek du ñu bëgg sax mu pare ndax la muy wax ni mu tegoo ci xam-xam ak ni mu tegoo ci objectivité looloo tax ñu woowaat ko bi yoon mu jàngatal ñu sociologiquement lan mooy sabab loolu lan moo indi loolu xanaa lu bees la xanaa lu fi amul woon la loolu yëpp inchaa allahu taala dina ci dugg ak yéen ak docteur asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala asrafi alanbiya walmursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain ustaaz ñoo ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk suñu xarit ustaaz Assane Seck di bëgg ci li ñuy dajewaat ak moom ndax ñun dañu koy déglu toujours ci ay waxtaanam ndax culture am surtout la gën a apprécier di nuyu itam mbokk Sénégal yi ak mbokk bitim réew yi ñuy déglu ci émission bi sa émission bi nga xam ne ñëpp a koy déglu macha allah di nuyu waa kër gi ñu fi nekk ñëpp di la jàppale ci liggéey bi di ñaan nag dara tawul mooy suñu borom mu def ñu tawfeex ci waxtaan ba ñu jële ci njëriñ présentation bi ni mu jekkoo sociologie nekk ci ab docteur noonu la jekkoo tamit njàngum daara nekk tamit suñu magu daara wax dëgg yàlla ki ci des moom it sama xarit la nga xam ne bokk na ci conseiller yu jëkk ci barnaamaj bi
muy an-Nahj bi ñu ko tàmbalee ba léegi muy al oustaz Al Hassan Seck di chercheur écrivain professeur imam maanaam dundam yëpp daal xam-xam la nga xam ngeen ko ndax di ngeen koy dégg lu bëri muy def ay intervention yu wute ci ay médias yu wute ci lépp loo xam ne ni laal na diine wala mu laal l'islam wala sax mu ñaal société bi al oustaz Hassan Seck da nga koy gis mu taxaw di ci wax ak def wala mu ciy bind ay bindam dem na sax ba ci bitim réew al oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin fadilatul oustaz Tandian nu ngi am mbégte bu baax ci ngeen ñi invité ci jataay bi nga xam ne yow la te yow xam-xam gëstu nga objectivité nga sincérité nga boo xam ne amul calcul yàlla rek xam-xam rek moo fay itam ci sa émission bi na ko yàlla àggale fu raw fi ñu ko yaakaaree dem jëriñ ci jullit ñi lu raw li nga ci yaakaar ak liñ ci yaakaar leneen li ngay wax moo nekk ci suñu kilifa gi toog du suñu mag ci daaw bi du suñu lépp damay faral di wax ne ñu mel ni moom suñ ci amoon ñu limu daaw bi dem dëgg la te moo nekk ci yow mooy nit kuy liggéey lislaam te boo xamee jikkoom xam njabootam xam doxalinam xam comportement am xam ne la muy déclarer ak la muy wax ci kaw moo nekk jikkoom mos naa wax fii ne tey bëri na arabisant yoo xam ne seen doom yi français rek lañ leen jàngal boo demee mënuñuy lire alxuraan sax bu baax moom en tant que fi mu àgg ba nekk docteur en sociologie yóbbu dooram daara kooku rek dafa doyoon tegtal ci li nga wax ci suñu mag la ci xam-xam beeg ci daawa beeg ci lépp waxuma laa nag yeneen lijaasa yi ak li mu liggéey ci réew mi ci former ay nit ci jiite ay thèse ak yeneen kon su ko defee kooku itam jàkkaarloog moom dafa yàlla xam na ni man nit ku xam-xam ku sincérité daf may inspirer courage daf may jàmm aussi moo tax tey xam naa ne jataayu tey bi dinaa nekk à l'aise bu baax a baax daal ci yow ak ci moom daal insha allah tabaraka wa taala di ñaan yàlla mu defal ñu ci lu raw liñ ci yaakaar di dem a dem docteur Momar comme yaa nekk sama ndeyjoor ma tàmbale ci loolu mooy aada bi ñun de waxtaan wax dëgg yàlla ay jullit lañu te ñu ngi sant yàlla bu baax ci lim ñu def ay jullit di ko ñaan mu dolli ñu nag su ma ko waxee nag mooy dama bëgg a àgg ci ne ku ne jullit la xanaa war nga am delluwaay war nga am nattukaay war nga am ay référence te yéen sociologue yi yéen ñu wax fii ci Sénégal lu jiitu l'islam gi di ñëw amoon nañ fi ci ay vertu ay jikko ay axlaaq ay musul yoo xam ne yi bi l'islam gi ñëwee loolu seen fan la yéen a ko jàng bi l'islam gi ñëwee daanaka yooya soppiwu ci dara ndax daanaka dafa xaw a dëppoog moom te usuliyuuna yi am nañu fi wax ne al diinu ixtiwaun lil urf d'accord ma ci itlaaq boobu d'accord ma ci itlaaq boobu parce que dafay dugal lu nekk mooy diine maanaam benn mërs yoo xam ne yi yu rafet la rek bu ñëwee bu ci mu ci doon rek da koy épouser am na ci yoo xam ne da koy dàq parce que rafet nag rafetul l'islam moo koy définir defe naa ne mais du mërs yi ñoo koy définir wala ñu tëral mërs yi ñoo koy définir bref dañu gis ci jamono yi yëpp ay mbir di fay xem si suñu dënd bi suñu penc yi mu récurrent nag maanaam muy répété wu maanaam sëy niñ ko xamee ci l'islam niñ ko xamee ci suñu société yi jiitu woon fii avant l'islam di ñëw la ñu bëgg a xam xanaa nanguwul woon loolu ba loolu nekk loo xam ne lii boo ko defee léegi day mel ni scandale la njombe la lu warul la lu mënul nekk la
wala nit ñi ñoo dem ba mu yàgg ñu am yeneen civilisation yeneen gisin yoo xam ne yi moo leen dugg ba ñu bëgg a génne loo xam ne li lu munoon nekk la xàq la woon ci ñuy sëy ñu defarate ko ba ku ko def léegi ñu safaana ko yow duñ la mënati toléré loolu laa bëgg ñu jàngat ko ndaxte li muy am dafa bëri ay lorante ci wàllu soxna ak borom këram lu ko waral mooy takk na ñaareel takk na ñetteel takk na ñeenteel loolu ci yéen ñi jàng sociologie xam ko am ci ay jiyaas yu mag la ñu bëgg ngeen jàngatal ñu ko phénomène boobu parce que phénomène bu nekk rek am na lu koy jur loolu daal oustaz la ñu bëgg a tàmbaleeg yow docteur Momar. waaw jërëjëf oustaz wax nga ko ne l'islam bu effectivement bu ñëwee ci benn gox su fekkee ñooñu di doxal te groupement humain bu am da ngay doxal sa mbiru dund ak diggante yi maa ngi koy gisee yooyu l'islam fu mu dugg bu ko fa fekkee l'islam dafa nekk lu ñuy tuddee critérium maanaam loolu peut-être boo xamee marxiste yi xam nga marxiste yi les gens de gauche maanaam ñooñu li leen seen force mooy dañuy am lu ñuy wax instrument d'analyse loo xam ne dañ koy yore lu xew moom lañu koy natte moo tax foo fekkee ak marxiste ñooy bokk position ndax jumtukaay l'islam itam dafa am critérium boo xam ne bu ñëwee ci benn gox day la fa nekk ci jikko ak doxalin da koy natt da koy évaluer la nga xam ne dëppoo naa moom da koy nangu loolu moom moo tax damay wax ne culture islamique wala civilisation islamique dafay dajale culture yu bare parce que culture bu mu def dana fekk loo xam ne ni nangu na ko bu ko defee mais loolu bu xasee ba nangu de mën nañ ko joxalante moo tax boo demee ci ba inna xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda Allaahi atqaakum parce que mën nañu joxalante ay jikko di joxalante ay aada di joxalante ay doxalin ci kaw nag lislaam nangu na ci kaw na lislaam natt na ko ba nangu mooy critérium bi lu jara bàyyi xel la moo tax culture islamique c'est une culture constituée waaw léegi nag bokk na ci li ngay wax ni ci sëy xam nga sëy d'abord question nature la mooy daje góor ak jigéen muy tabeex boo xam ne bi yàlla moo ko def ci doomu aadama yi mënut a ñàkk waaye ci biir tabeex boobu itam góor am na noo xam ne nii mel na noo xam ne pour mu yem ci benn jigéen lu ko jafel bu ñu bàyyi nature am rek mu dox moo tax idéologie am solo parce que idéologie mooy ñëw fekk nature bi mu jëm fenn mu ne ko déedéet mu réfréné ko ne ko taxawal du foofu waaye bu ñu bàyyee doomu aadama góor rek ak nature am mënut a yem ci benn jigéen mënut a nekk te li la ko yoon mooy boo delloo ci histoire amul benn société boo xam ne bi gis nga ne gisoo ne famille bi la famille polygamique la maanaam góor gi li mu yore ci ba boo demee ci sax ci antiquité maanaam yow yaa ma gën a xam histoire yonent yi maanaam góor nekk ak jigéen yu bari kooku ci nature doomu aadama la nekk su ko defee loolu moo xew fu ne waaye gis nga lislaam bi mu ñëwee li mu def mooy sàmmonte nag loolu waaye jubbanti na ko waaw loolu mooy indi aaya bi wax ne mën nga am ñaar wala ñett wala ñeent mu teg ca nag benn condition boo xam ne itam lu jar a bàyyi xel la mooy ci kaw nag nga mën a nga attan yore ko parce que man noonu laa koy firi nga attan yore ko ak li mu sumb lépp ci ay doxalin su ko defee loolu moo am ci monde islamique bi kon bi mu ñëwee fii fekk na fi loolu mu nangu ko waaye comme ni ma la ko waxee mu jubbanti ko doo woon am problème ça dana am problème ci boo ko delloo ci nit ku ne
sa bopp nga faral ku nekk boo sañoon loo am yaa ko da nga koy ngar daajoo da nga koy moom loolu tam nañ ko nangul jigéen ñi nañ ko nangul jigéen ñi waaye nag yar bi diine ji nga wax ni ak yar bi ci suñu société dem na ba li ci ëpp ci jigéen ñi nangu ko nangu loolu gis nga man maa ngi jàngale benn xam-xam boo xam ne xam bi dafay li ko tax a jóg mooy problème social travail social problème social moo ko tax a jóg problème social mooy mbir moo xam ne bi mën naa géttan doomu aadama wala mu groupe mu géttan benn société ba du jag donc travail social bi li ñu ko sant moom mooy mu góorgóorlu ba dimbali nit kooku wala société boobu ba loolu ko gàllankoor dañ bu problème social mu woon xam-xam boobu du am waaye nag problème social bi dañu wax ne xam-xam boobu nu mu tudd travail social la tudd travail social waaw ñu ngi di ko wax service social wala travail social wala assistance sociale d'accord waaw bari nay tur waaye moom loolu ko tax a jóg bu amul woon du kii dama koy wax sax d'ailleurs xale yi may formé dama leen di wax ne yéen seen liggéey bi doy na waar parce que liggéey boo xam ne bu problème social amul du ngeen woon am kon yéen boo watul yéen da ngeen di bëgg toujours problème social bi am ndax ngeen mën a exister waaw waaye li ma bëgg wax foofu mooy dañ leen di jàngalu si wax leen ne leen problème du ki nekk ci biti moo koy définir problème ki koy dund moo koy définir bu nit nangu bu nit mën nga gis ci nit loo xam ne yow da nga naan kii day mbir mi day xam naa ne metti na ko wala baaxul ci moom waaye loolu problème la ci yow mi koy jàngat ci kooku waaye ki xam moo koy dund moom bu ko deful problème bu amul problème loolu nag moo ñu dal léegi ndax wujje du woon problème ci suñu société suñu jigéen ñi diine ji ak yar bi ak aada ji yar na leen ba ñu nangu ko dégg nga de ba ñu nangu ko donte bu doon seen nature rek xëy na duñ ko nangu mais nangu nañ ko dem nañ sax ba ñu ci am na ci ñoo xam ne ni sax nangu bi ñu ko nangu ñoom dootu nangu muñ waaye nangu jaamu yàlla la waaw am na loolu su ko defee léegi nag problème bi ñu am mooy dañu nekk ci jaww joo xam ne ñu contrôlé tuñ ko am ñoo xam ne ñi seen gox ñoom dem nañu ba bonal wujj ñu bonal wujj ñoom bonal ko ba yemuñu ci bonal ko ci wàllu moral mais dañ ko moral ci wàllu droit su ko defee ñooñu nag la ñu séqal jamono ak jaww ji ñu am nag pexe ci ñun maanaam ñu am ay pexe ci ñun maanaam ci am pexe mooy man ñoo influencé ñooñu nag ñoo ñëw fekk suñu jigéen ñi nga xam ne defaroon nañ leen ba ñu nangu loolu ñu jax-jaxal seen xol ne leen li ngeen nangu dëppoowul ak seen àq loolu ba pour nga xam ni mu ampleur bi mu am mooy ci njàngale mi école bi ci journaux yi léegi na nga rawatina réseaux sociaux yi loolu àgg nañ ba xam ne bii bari na tey ji jigéen boo xam ne bii pour moom mënul sax dégg affaire politique mënu ko dégg bu ko defee loolu mooy def li doon woon problème tey loolu moo ko indi problème du warul woon nekk problème ci kaw ne nit ñi nangu nañ ko parce que loi bu mu mën a doon oustaz bu ñu ko tegee boo gëstu dana am ñu mu yàqal waaye nag société munta wéy ci ñëpp lañu bëgg ñu am ko impossible waaw moo tax loi dafay nekk loo xam ne li maanaam dafay def concession def concession maa ngi koy wax démb rek ay xale may leen monde occidental dañoo am problème tey bu rëy boo xam ne bi xëy na ñu bari duñ ko xam bañ caataf mais ñoom jàpp nañu ni àddina bi doxee ci kanam tuuti dañuy disparaître ñoom te loolu li ko indi mooy taux de fécondité bi nga xam ne moo waroon am foofu waroon na ak niveau boo xam ne bi mooy permettre génération de renouveler wu mais taux boobu léegi ñu ngi ci suufam su ko defee ñoom léegi am nañu benn problème bu rëy mooy nañu fexe ba taux boobu ñu yëkkati ko waaye comme dañu bokk jamono ay yeneen peuple yoo xam ne ñoom loolu darul leen te ñoom kon ëllëg ñoo jël àddina absolument ñoom ñuy seen biir ñoom
ñuy góorgóorlu pour teg ay politique pour jéem a pour jéem a booster la fécondité di xiirte seen jigéen pour ñu am ay doom ñu ñëw fii ñun nañu yéen bu leen am doom ma ne leen loolu lu ko léegi yooyu ñu essayé yëpp pour seen jigéen yi nangu loolu mënatuñ ko am parce que lu tax parce que dañu leen a wax dañu leen a xamal ne ku bëgg a tekki doo bari doom ku bëgg a tekki doo bari ku bëgg a tekki sax bootu doo am doom loolu seen jigéen yi dugal nañu ko seen bopp ba nga xam ne mënuñ cee dellu si encore mënutuñ cee dellu si moo tax ñu am nañ benn problème bu rëy a rëy moo tax ma ne société lu tax société dafa am nit ki dafa am ak société bi nit ki dafa am lu muy bàyyi ci àqam ndax société bi société bi am lu muy bàyyi ci àqam ndax nit ki loolu mooy di jaadu waaye soo fekkee ne da nga ne nit ki jëlal lépp li nga war a am lépp jël ko xëy na moom dina ci yëg tuuti ndam waaye société bi moom dana ci souffrir te société bu souffrir rek dalaat sa kaw xam nga wax de donc suñu jigéen ñi nangu woon nañoo sëy nangoo wujje te yàqal woon dara suñu société léegi nag def nañ ci seen bopp ne loolu problème la loolu nangu ko mu am idéologie ñëw di jàppale li seen bakkan bëgg mu di leen jàppale loolu moo indi tey ji li xam ne tey nag loo ci mën a dégg itam nag ci dëkk taax yi ci la gën a tare ndax ci àll bi ba tey am na ñoo xam ne ñi loolu xalaatuñu ko sax ndax loo tax parce que ñooñu influence bi muy wax àggagul ci ñoom moo tax boo demee ci foofu ba tey amul problème mais fii ci dëkk yi moom li fiy dugg na fi ba pare ci jax-jaxel xol ak jàppale bakkan ba nga xam ne jigéen ñu ci bari tey ji nanguñ day tubaab bi dañ koy wax dañuy wax ne bu ñu bëggee société yi ñu transformer leen parce que dañuy wax ne kooku xëy na temps bi duñ ko may mais benn borom xam-xam bu rek benn haïtien boo xam ne bii dafa doon travailler ci révolution algérienne bi moom moo wax ne suñu bëggee contrôler société algérienne bi dañuy fekk jigéen ñi fañ leen làq ci kër yi ñu génnee leen ci biti futti leen yëga de loolu ci démarche boobu ci la ñu nekk pour arriver tey suñu famille yi nga xam ne famille yaatu la suñu famille dañuy wax ne famille accordéon la xam nga luy accordéon waaw famille accordéon la ñu ne nag loolu moo tax ñoom suñu société am doole boo xam ne bi contrôle bi ñu war a contrôler ci ñoom mënuñu ko am léegi pour ñu contrôler nañu fexe ba ñu ku nekk sa bopp individu lu ñuy wax individu loolu nag sëy mayewu ko sëy du permettre loolu donc waxuma la sax xeex bi ñuy xeex polygamie waaye xeex sëy ci seen bopp foofu lañu jëm c'est-à-dire fi ñu toll ni dañu toll ci état bu tas sëy yi waaye fi ñu jëm dëgg-dëgg mooy sëy bañ a amate am na benn borom xam damay foofaay tënk benn moo xam dafa ne Europe démarche am maanaam histoire am li mu jëkk a def mooy tàggali kook yàlla waxumul tàggat libérer se libérer de Dieu se libérer du roi il reste à se libérer de la famille léegi nag ñoom am nañ ci ay résultats boo xoolee seen société yi àgg nañ ci ay résultats tey parce que sëy foofu daanaka mën nga fa amatu fa sëy amatu fa union libre moo fay am ak concubinage ak waaw échange d'épouse bon léegi sax loolu kéetul léegi fi ñu àgg mooy góor ak góor di say jigéen ak jigéen di say donc yooyu kooku il faut ñu xam ne loolu loolu mooy seen dynamique bokkewul ak ñun suñu dynamique waaye nag yaacaarale gi ñu yaacaar ak jekko bi ñu jekko tax na ñun léegi loolu ñoom la ñu teg bët loolu moo indi problème yi ñu am ci tey suñu société bi mu yéem la yéem oustaz yéem ñëpp waaye rayante bi ñuy def tey ci biir sëy yi damay wax ne bu àggee ci niveau artisanal fële moom fa muy jógee niveau industriel la fa waaw waaye nag lii raam ci ñag ba la jëm sa waxtaan wi li ci am solo mooy buñ ci jógul gisagun dara buñ ci jógul gisagun dara buñ ci jógul gisagun dara ana suñuy borom xam-xam ana suñuy chercheur ana suñuy penseur ana suñuy religieux
puisque li docteur wax lu doy war la ñoom ñi ngi ci li ñu bëgg ñi ngi teg ay stratégie ay mécanisme am ay idéologue yu leen di xalaatal di leen tegal ay tër non seulement ñoom ña nga ci amee ñu ngi koy exporter ci monde bi pour que ñëpp def li ñuy def te malgré xam nañu ne sax ñoom finalité bi du baax ci ñoom parce que intérêt la boo xam ne bi li arab di wax tasmiyatul ladiri bismi salim xam nga arab bu la jiit fettee dañuy wax mucc na waaye est-ce que ki ñu jiit fett mucc na te ñu àbb benn tur rek boo xam ne bi dañu bëgg nga mucc ñu tudde la ko waaye muccoo de yow jiit fett na la ba pare loolu ay astuce la ci langue arabe pour wax la ne rek ñoom sax duñ ci mucc finalement parce que li ñuy jàpp ne intérêt la finalement du intérêt mais dafay dégrader toute leur société d'ailleurs ñoom loolu histoire prouvé na lu ñu teg stratégie rek soril ci diine day mujj tourner ci seen kaw loolu moo leen jural li docteur théorie bi ma expliqué léegi ne dañu manqué léegi ay kii bëgg amaat ay njur loolu moo leen ko jural oustaz léegi ñun en tant que ay jullit yéen a ñuy wax ci alquran yàlla subhanahu wa taala mooy wax fa in xiftum alla taadilu fi lyatama fankixu ma taaba lakum mathna la njëkke wa thulatha wa rubaa yéen ci boroom xam-xam yi lislaam yi ngeen nañu loolu lu normal la nit ki def lu ñuy wax kujje ndax yàlla bi muy wax cosaan li al aslu fi l ashya ci mbiru zawaaj cosaan li mooy ñaar ngeen nañ sax yéen ne même boo xoolee waxuma nit waaye mammifère yëpp lu ñuy wax athadyiyaat ay polygame lañu te nit mammifère la yàlla ci xam-xamam moo xam lu tax mu def mammifères yi nekk ay polygame ci xikmaam en tout cas ñun ci nit ñi xam nañu ne buñ ko deful moom monde bi dina dem ci dégradation bu grave parce que jigéen ñi bëri nañu te góor ñi ça c'est scientifique néew nañu ça c'est des données scientifiques alors yàlla wax ñu loolu ci alquran malgré que am na jullit yi wax nañ asl bi du loolu asl bi mu ngi dellu ci lan tastati'u an ta'dilu bayna nisa walaw harastum waaye loolu shuzuz la naka ngeen gisee ñun en tant que ay jullit yéen ngeen ñu jàngal loolu di ñu ci yar ñu dem ba léegi am benn naabita buy xëy rek ne loolu daal warul nekk su nekkee scandale lañ koy jàppe bal day jar sax ñu ciy def ay crime en tant que ay croyant en tant que ay jullit loolu professeur nan nga ma koy jàngatale tabaarakalla jërëjëf ci laaj boobu ma déparé ci développement sociologique yu rëy yu fort yu docteur indi important très important di ko sofee itam yaakaar naa ne émission bi mu mujjee invité fii ñi ngi doon waxtaanee éducation spirituelle foofu ñu waxoon ne dafa am ñaari xeeti fitna am na lu ñuy wax fitanu ak shubuhaat mooy fitna yi nga xam ne bu ñëwee li doon conception nit ñi niñ doon déggee niñ doon bëggee niñ doon xalaatee yooyu lay yàq allahu akbar yooyu lay attaqué yooyu lay bonal kooku nag mooy ndeyu fitna yi yëpp te loola moo am fii fitnatu shubuhat fitnatu shubuhat ndax dañu déggee woon kujje ci sunu société wax na ko moo fi amoon maa ngi lire ci livre professeur Abdoulaye Bara Diop la société la famille wolof mu siy wax ne moom si ay enquête am ci 889 familles yi mu def gis na ne 399 yëpp polygame lañu mu nekk 44,5%. mu ne loolu ci société wolof la mais bu dee taux national bi 1971 1970 28,5% la woon mu ne loolu li koy expliquer yeneen ñu dul wolof yi ñoo leen gën a bari
pratiquer polygamie te moom étude am ci donc loolu waxuma la ci l'islam te daanul indi jafeñ-jafeñ yooyu daanul indi problème yooyu ci li docteur doon wax mën nañ ko tuddee aussi y a un conditionnement psychologique catastrophique c'est-à-dire tey xel yi dañ koy tëggee tëggin boo xam ne fa waroon a mën a indi jàmm ay lay indi fa waroon a mën a indi dal ñàkk dal lay indi loole mooy fitanu ak subuhaat arab yi dañuy wax ne at tasawur huwa unwaanu tasarruf on se comporte selon la conception que l'on a des choses absolument ki la dimbale nag mooy ki la jox conception bu baax bu dal bu la mën a may jàmm ki la bëgg a yàqal mooy ku la jox une conception catastrophique oui oui loolu moo am ci wàll yëpp ba ca du ci côté kujjee mais société bi la de manière générale toujours dañ ciy constater yoo xam ne da nga naan problème société bi moo am problème yi ay comportement la ci société bi liy xew ci société bi di ci répercuter problème mu conception tant que bi ma toogee ak docteur maa ngi koy wax ma ne ko ba ma nekkee xale mos naa jàng ci benn journal boobu damay jàngatu français moom mii moo ko bindoon ndeysaan xaw ma fàtte na ko wala fàttewu ko ci mu ciy cité benn écrivain yaakaar naa ivoirienne la mu ne l'émancipation de la femme amorcée en France a rejailli sur les communautés dépendantes de la France ba mu juddoo fële ak niñ ko xalaatee ak yi ñu bëgg a attaquer yi ñu bëgg a ñaawlu yi ñu bëgg a créer ay tension dañu fexe mu law fépp law boobu nag muy ñëw ba bis ni ki tey ce conditionnement psychologique catastrophique ba tax da ngay gis koo xam ne moom papam polygame la dafa yor soxna yu bari kaa yi ñu fi jàngat yi fi xew sax am na yoo xam ne yow mën nga ko ci déggee mën nga ko ci déggee frère am ay polygame lañu mos naa dégg benn artiste malien bu ñëw fii mu ne la polygamie est plus dangereuse que le sida maa ko dégg donc loolu lépp problème mu conception bi mu yàq la problème mu conditionnement psychologique catastrophique boo xam ne alors moom lañu travailler bu yàgg ci théâtre yi ndax théâtre yi lu garaaw la parce que toujours dañ ci jàll idée yoo xam ne aboutissement bi mooy yu mel nii ci film yi ci roman yi ci lecture xale yi ak yeneen yooyu yëpp ñooy ci la xalaatu deferaat conditionnement psychologique bu bees bi jaaree ba ñëw mooy indi individualisme bi docteur doon wax gis nga Samuel Huntington qui théorisait la fin de l'histoire nit ñi la fin de l'histoire rek la ñu xam ci moom mais am na beneen théorie bu mu bindaan mu tuddee ko le grand désordre adduna bi fi mu jëm baaxul bokk na ci li mu duut baaraam individualisme bokk na ci li mu duut baaraam ni ñu déggee sëy ni ñu déggee famille kon yooyu moom le grand désordre yooyu la ci duut baaraam te grand désordre bu moo indi li nga xam ne moom la ñuy dund comme li nga wax su fekkoon dañu delloon ci conception bi ñu diine jàngal wax nga aaya bi rombi ne an fankihu ma taaba lakum min an-nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa may nañ leen ngeen takk ñaar ba ñett ba ñeent l'islam yemale ko foofu ni ko docteur waxee pour réglementer ko te réglementation boobu amuloon kon ku ne jullit nga ku ne gëm nga yàlla loolu ci nga waroon a conditionner sa bopp psychologiquement moom nga waroon defar sa xel defar sa njaboot defar sa doom mu nangu ko te li yàlla wax nag mooy dëgg ku ko weddi rek yaa ngi créer yeneen problème gis nga dafa am benn li may wax ni benn américaine bu ñuy wax Marie Linda il a écrit au Conseil mondial des églises mu ne leen da ngeen prôner la monogamie mais loolu na ngeen ko seetaan mu ne leen fii ci États-Unis d'Amérique góor gu nekk bu takkee benn soxna
dina am 7,800,000 femmes yoo xam ne duñu am borom kër. mu ne man mii ci laa bokk. cadre laa borom xam-xam laa mais awma borom kër. damay wiitaay gu métti gu tar. kon bu ma déggee ngeen di prôné monogamie dama ne ñii dañ ma contre moom moo bind loolu. mu ne leen bu ñu demee Chicago ci États-Unis d'Amérique mu ne foofu bu amee téeméeri jigéen yu nekk 68 góor ñoom ñoo nekk ci seen côté. noonu la ko toppee di ko toppee ba prouver ne kon empiriquement parlant suñ ne góor gu nekk benn soxna lay takk ñu yaakaar dañuy régler problème dañuy créer problème. en même temps société française et statistiques yi wane nañ 10 millions ci ay jigéen ñu répartir leen diggante ñoo xam ne mosuñu am borom kër ay divorcé ay veuve suñu daganulul polygamie ñoom soit duñu xam góor li des ci seen dund walla fu araam lañ koy xamee. kon loolu dafay joxaat beneen yoon wane ne li yàlla wax mooy li dëgg mooy li dëppoog ne yàlla bindee mbir yi te société yëpp dañ ko mos a nangu. suñu société wolof Abdoulaye Bara Diop mi ngi wax ne dañ daan nangu polygamie sans limite. même yeneen diine yi dañ ko daan nangu docteur wax na ko boo demee ci ancien testament les prophètes de l'ancien testament pratiquaient la polygamie. moo tax may wax ne kuy critiquer polygamie nga yaakaar ne islam ngay critiquer tu critiques les prophètes de l'ancien testament. yàlla def na moo sa am benn débat à l'université de Saint-Louis. dafa am benn association bu ñuy wax la JEC. association des jeunes catholiques étudiants. ñoo ma invité woon man ak benn labbe bu ñuy wax Jean-Claude. maa ngi fàttaliku tur bi yàgg na. am benn xale booy critiquer la polygamie ma jël kàddu gi ma ne ko waxuma la raison biologique. yi justifier la polygamie. ndax jigéen dafay gaaw a àgg ci li ñuy wax ménopause. 55 ans mënu ko passé. góor ma gis nañ fii ñu am dem ba am 100 ans. gisoon naa Thiès benn jigéen boo xam nee nañ gannaaw papa amee 100 ans ci la jiitu. gis naa ko man. c'est possible. donc léegi loolu su fekkoon ne amuñu doom ba kooku am 55 ans mu bëgg doom keneen takkaat soxna. loolu c'est une raison biologique. waxuma la raison sociologique. mooy société bi boo dem nombre jigéen ñi moo gën a bari kooku rek day tegtale ne yàlla ubbi na buntu polygamie. nañ ko def fii ci mos naa ko def ak benn chercheur mënoon naa wax sax tur bi à l'université professeur d'université la. chercheur à l'IFAN la féministe la bu muy wax ci poids politique gu jigéen ñi. xam nga foofu dañuy nangu ne ñoo ëpp góor ñi ma ne leen nag loolu noonu bu ngeen ko waxee moo leen war a nangu. ngeen nangu polygamie. mais bu fekkee ne fee arrangé na leen. ñu wax ko mais fii conséquence bi ci war a juddoo. xam nga lan la moom mu ne ma yow tu as une déduction vraiment malhonnête. loolu la ma wax. kon loolu lépp dafay dëggal li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran. te professeur am na benn xam nga ne Cheikh Touré. rahimahullah alhamdulillah bii sa goro. ngay denc doomam. macha allah bind na téere bu am solo la femme en islam. maa ngi ko yore. soo demee mu ngi ciy cité Gustave Le Bon. mooy man dama doon wax ne je ne vois pas de raison pour faire de la polygamie officielle chez les musulmans un principe moins élevé que celui de la polygamie officieuse chez les occidentaux. leen li ci des mooy li docteur wax. l'homme est de nature polygame. ah oui. ci nafiq nag mën nañ koy xeex. mën nañ koy diaboliser. mën nañ koy ñaawal. waaye loolu la ñuy pratiquer. ñuy pratiquer en fait. l'islam nag daf ko tegal norme. tegal ko yoon. nga xam ne. civiliser ko civiliser ko. ñee di ko def. tubaab yi seen tourisme yu bare yu ñuy def ci suñu réew yi. loolu rek la soo demee ci yenn réew ñu naan deuxième bureau troisième bureau xam ngeen ne ancien président France bi ñaari coro la amoon loolu ñëpp ko xamoon. maa ngi lire ci benn livre boo xam ne mooy li docteur wax loolu la mi ngi tudd réfléchissez et devenez riche ci fin livre ba muy wax facteurs yu bare
mu ne dañu war a xam ne comme li nga wax noonu l'homme est de nature polygame nit yàlla moo ko bindee góor gu mën a yem ci benn soxna loolu kon waxuma la ci côté diine mais côté biologie côté sociologie côté sunu aada ñun ñëpp kon bu ñu demee ba riiri loola ba muy indi yi nga xam ne moom la ñu gis ci société bi mu nekk yu tragédique kon war nañu seetaat sunu bopp ci côté conception par rapport ak suñu diine am nañ problème de conception par rapport ak suñu coutume am nañu problème de conception wax naa la li professeur Abdoulaye Bara Diop wax ci livre boobu la société wolof par rapport ak ba ci diine gis nga keroog Jean-Claude moom ma ne ko léegi nañ ñëw ci christianisme je me permettais de parler au nom du christianisme ma ne ko bu nu yéen da ngeen ni christianisme dafa composé wu ci l'ancien testament l'ancien testament boobu moo wax histoire Daouda Souleymane yow wax ne ñi amoon nañ jabar yu jeex des fois ju nii jabar dëgg la ma ne ko léegi nañ ñëw ci nouveau testament muy les évangiles lii laa ko wax te du dara dama ne ko je vous lance un défi de me montrer un seul texte dans les évangiles interdisant la polygamie. Jean-Claude il y en a pas daf ko seet ba ñàkk tooy xepp mais mënu ko génn. il y en a pas moo tax ba léegi am na benn secte chrétienne bu ñuy wax mormon ñoom il continue à pratiquer la polygamie. docteur Cheikh Touré mi ngi wax ci livre boobu benn sociologue boo xam ne ci affaire mariage la spécialisé wu mu ne jusqu'à 17e siècle dañ daan célébrer mariage yooyu ci église. am na ku ñuy wax George Seydan mu ne amul benn texte itam ci christianisme buy tegtale loolu mais xëy na dafa amoon ci romain yi wala yu mel noonu bi christianisme jëlee lu bare bari ci culture romaine ci côté yu bare bare mën nañ ci wax mais côté bi ci la bokk no am ñu fexe ñoo itam tekkee seen texte tekki yéen boo xam ne ba ci am na ci ay jullit yi aaya boobu ngay wax in xiftum allaa ta'dilu wa lan tastati'u an ta'dilu bayna nisaa ñu ne alxuraan day teel déedéet loolu ñu ngi ci namoo waaye comme ni nga ko waxee première condition des fois itam liy indi problème bi mooy yow da nga naan jullit nga profito ci nekk gi nga nekk jullit may sa bopp takk lu ëpp ñaari soxna mais condition ba l'islam joxe doo ko sàmm kooku itam problème la bu mag autant que ci góor ñi autant que ci jigéen ñi wala léegi nga takk soxna nga jàpp ne xëy na soxna si dafa la jomb nga wan ko ne ko man ko yow rek wala yu mel noonu léegi nag ëllëg boo changé avis wala waxuloo ko sax mais wala suggéré nga ko wala yeneen taxawaay yu nu mel yooyu itam dina am ñàkk fayda yoo xam ne wala ñàkk a sàmmwante ak màndu donc lii ci ay problème la yoo xam ne aussi dañ ko war a duut baaraam l'islam ba mu ne nañ def polygamie itam daf ko réglementé ci màndu gu strict ci joxe ci fanaan ci dundal ci fonk borom xam-xam yi ñu ne boo bu fekkee da nga yore ñaari soxna sax léeg-léeg boo demee ci kër kenn fa di fa jàpp sax jàpp fa sax boo demee ci kër keneen nga war nga fay jàpp bañ naa nag ki moom buy fay aaya fii day jàpp rek te fekk du fa jàpp àgg nañ foofu te loolu ki ci royukaay mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal ko ni mu doon yoree ay soxnaam sunu yaay Aïcha mu ne dafa daan léeg-léeg bis day ñëw ci mbaaxam moom yonent bi alayhi salaam ak wane ambiance bu baax bi war a nekk diggante ay soxnaam mu taxaw ci buntu kër ku nekk nuyu ko te koo ko aayewul demaat ci ka ca des nuyu ko demaat ci ka ca des nuyu ko ba àgg ca nga xam ne mooy borom aaye ga nag mu daal di fay fanaan wala léeg-léeg soxnaam yi ñoom ñoo doon daje ci néegu ki aaye di ko waxtaanal ba tëri jot ñu dem tari donc ambiance boobu ak yar boobu ak conditionnement boobu moom la ñu perdre te moo daan am ci sunuy famille yi su ngeen demee ci borom Saas de Bandiagara indi na fi histoire bu neex ci côté boobu mu ne koo xam ne nii di mu ko waxee sax sëtu yonent bi Saas de Bandiagara ak koo xam ne sëtu Ousmane Danfodje la ñu doon wujjee léegi na seen borom kër tabaski jot mu yore ñaari xar benn xar bi dafa yooy benn xar bi duuf rëy neex a tabaskee léegi nag ki nga xam ne mu ne sëtu yonent bi mu ne man sama rang man sama garaat xam nga ne xar bu duuf bi lay jël te
polygamie nit ñi ko jàngale woon sacrifice la ak ut lu baax la ak ut barke la ak njëkkalante ci surtout Ousmane Danfo ji mu ne man baax na man bu ñu ma joxee bu yooy bi itam su dee moo fi sës nangu naa ko mais mu toppatoo bu yooyam boobu di ko toppatoo ba mu mujj rëyaat kenn xar bu rëy bii kay kenn du ko rëy bàyyi ma te moom bosam yooy na boobu laay jëlaat mu nanguwaat ko waaye gis nga ko la ko yàlla fayee ci njabootam loolu dañ ko gëmoon loolu moo fi amoon noonu lañ ñi daan conditionné psychologiquement ci wàllu sëy noonu lañ daan conditionné soxna yi te amuloon aussi facteur d'agression culturelle avec les nouvelles idéologies yi nga xam ne moo ñëw yoo xam ne aussi dafa joué bu baax a baax ci perturber mbir moomu léegi nag ñu war a jàngatal xam nga débat yi man damay faral di wax ne des fois li koy faussé dañ koy def camp wu góor ñi ak camp wu jigéen ñi léegi su ko defee débat bi dañ koy faussé ci terme boobu débat bi jàmm société bi la voilà dalu société bi la féexu société bi la yenn yi ñi bañ ko fi di ko dégg mais tey ay camp la ñu def lépp ci camp wu jigéen ñi camp wu góor ñi ba ci débat yi ça fausse tout loolu mooy suñu problème kon daal ci bépp ak gàttal lu ñu waroon a mën a junj la ci bépp ak gàttal ci li nga xam ne ci bépp ak gàttal mais am na solo cas yi nga fi souligné vraiment ak exemple yi nga fi joxe c'est tout à fait concret képp ko bëgg a dëgg-dëgg dina ko dégg ci sa biir wax waaye conception yooyu docteur mu wax professeur conception yi mu wax ci wàllu social ci wàllu religieux ci wàllu mais kan la incombé par exemple responsabilité puisque lépp mbirum yar la il l'a dit professeur l'a dit kan la am comme responsabilité puisque mënuñu bàyyi nag mbir mi muy dem nii rek comme ça parce que mun na jur leneen conscientiser masse yi conscientiser société bi puisque je ne sais pas xam nga ay programme la nekk dans les écoles ñu jàngalaat xale yi pour ñu mag ak moom ëllëg xam ne vraiment on a une religion boo xam ne bi lii la laaj on a des traditions quand même yoo xam ne yu baax la ñuy fekk et que tradition yooyu l'islam épousé na ko lool lii la laaj ñu bañ a d'accord par exemple les juristes yi di wax par exemple les juristes am na ci ñuy wax naan je cite haythuma tujadu maslahatul ibadi fa thamma shar'ullah ulama u sharia ñu ne déet fa haythuma yujadu shar'ullah fa thamma maslahatul ibad c'est-à-dire yàlla moo xam li maslaha jaam bi mais du jaam bi mooy xam lu maslaha boppam puisque bindul boppam xamul boppam sax bala moo xam leneen donc ki ko bind moo ko mën a xamal lan li mooy sa maslaha définition maslaha boobu yàllaa ko moom prérogative la boo xam ne bi divine comme je dis toujours alors kan la incombe kon responsabilité boobu vraiment parce que affaire bi suñ ko bàyyi nii y a péril en la demeure ah ça il faut le dire non loolu dëgg la c'est-à-dire que li am solo ci wax ji rek mooy lu Oustaz wax léegi dëgg la c'est-à-dire d'abord débat bi dañ koy poser baaxul parce que farak jigéen farak góor loolu amu fi ba question bi du laal dañuy xool ne suñu société bi mi ngi yàqu te wa tax ko finnatan nañu bàyyi loolu parce que liñ problème yi bu fi xewee ñëpp lay laal problème société noonu la mel bu képp ku koy yëkkati jàpp na sa njëriñu bopp la buy fayu ci société bépp lay fay te du la bàyyi donc loolu débat bi mooy loolu débat bi moo di loo xam ne lii boo ko seetee ci suñu diine du problème wujji du problème ci suñu diine parce que nas la du sax lu ñuy taawil nas la wujji du problème ci suñu aada lu tax mu nekk problème na mais parce que dafa jóge feneen loolu mënuñu ko bàyyi te loolu du yemul ci sëy rek bari na suñu société mi ngi yàqu di jaxasoo di jafe te dara defu ko lu dul ay xalaat ay gisin ay doxalin yoo xam ne mi ngi jóge bitim réew di fi ñëw di fi dugg si loolu nag yaa yey ne ana suñu borom xam-xam ana suñuy kilifa parce que kilifa yaa dina yéeg ñi nga xam ne ñoo yore diina jéeg ñooñu ñëpp dañu am responsabilité yéen a koy wax dañu am responsabilité yoo xam ne boo léegi seen borom dañ leen ko laaj société doo bàyyi lu ne mu dugg fi xam nga Sénégal problème mu Sénégal damay rek faral di wax ne boo doon xool du Cap à Casablanca
peuple bi gën a compliqué ci Afrique mooy peuple sénégalais. te ñoom jàng ko ne ñoo. compliqué c'est-à-dire bu neexul a xam. Senghor dafa daan wax Senghor dafa daan am ay baat yu ñaw yu mu daan wax. yoo xam ne ñu bari peut-être comprendre ñu ko jamono. mais dafa xam ne le Sénégalais est un fluctuant. luy fluctuer mooy loo xam ne boo ko nappee fii mu dem fële boo ko nappee fii mu dem fële loolu mooy fluctuer. waaw waaw. Bachir Diagne philosophe di wax ne li indi Sénégalais maanaam conscience collective am xaw a nekk patchwork lu ñuy wax conscience patchwork. xam nga patchwork mooy comme yëre njaxas yi. yëre njaxas yooyu Baye Fall yi sol. conscience Sénégal noonu la xaw a mel. dégg nga parce que Sénégal Finistère la lu ñuy wax Finistère mooy foo xam ne fii maanaam espèce su carrefour la. boo xam ne bii ngelawu culture yu jóge fu ne. fi lay ëffee. benn ministre algérien de la culture xam naa boo waxoon turu sang xam la ko wax ku siiw la woon. ci multaxal fikri bi ñu defoon 84. dafa doon wax ne ñaari problème moo am ci suñu société yi. boobu moom la wax société musulmane yëpp globalement. benn bi moo di société boo xam ne comme da nga koy jël comme benn néeg. nee na néeg boo xam ne da nga tëj bunt yi. tëj fenêtre yi. fatt trou yi. ba ngelaw amul fu muy jógee kooku ku fa nekk da ngay xëj. da ngay xëj waaw. moo tax société il faut mu ouvrir il faut mu ouvrir di jël ci yu baax mais booy jël da ngay jël yu baax. yi nga xam ne mën na jóge feneen. waaye mu ne contraire moo de société boo xam ne bi aussi comme néeg waaye da ngay ubbi bunt yi ubbi fenêtre yi. puj bi nga daaneel puj bi. daaneel sàkket yi nee na bopp dara du fa des ngelaw ñëw yóbbu la. loolu diggante bi dañu war a nekk moo tax l'islam diinul wasat la. dañu war wax tubaab Senghor daana ko wax. enracinement et ouverture mais wax ko rek doyul dañ ko war a jëfe. suñu société bii société la boo xam ne bii. am na ay valeurs ak i principes ak normes de fonctionnement yoo xam ne yi ñun boo ëllëgee li mu doon tuddee rendez-vous de donner et de recevoir. bu nuy dem ci le banquet de l'humanité moom la ñuy yóbbaale. dëgg la ndax noo ko moom. noo ko moom te mën naa jëriñ yeneen société ndax ñu ngi sooxe yoo xam ne ñun rek la nañ ko fii. bokk nañ question de famille ñun nu ñu def suñu famille fii. ba Sénégal di baax moom xam ba dina baax ba Sénégal di baax. nu ñu defal suñu famille fii fi ñu ko tënke principe yi ko wër. mën nañ koo jaayi feneen. ci ñi nga xam ne am nañ problème yooyu noonu. dëgg la léegi nag li des mooy responsable di may wax léegi. d'abord ñun il faut que ñu am des intellectuels. on n'en a pas. nga baal ma wax ji dafa nekk du 10. c'est vrai. parce que intellectuel duñ ko mesurer ci rek. aw làmmiñ wala bind boo xam ne bi bindu voilà mais dañ koy mesurer ci lu ñuy wax valeur ajoutée. valeur ajoutée intellectuel day indi valeur ajoutée. intellectuel sax léeg-léeg mu dem ba société am dina yàqu-yàqu boo xam ne dana dem ba nekk ko anormal. xam nga anormal maanaam xam nga dañuy wax ne dof bi dafa anormal. dëgg la parce que norme yi société bi doxee du ci dox moom. ñu dafa anormal mais anormalité négative la. mais dafa am anormalité positive. boo xam ne bii li société bi doxee doo ko topp du xam nga ne du dëgg. kooku mooy anormalité prophète yi. yonent yi ku ci nekk da ngaa anormal sa jamono. ndax la nit ñi daan doxee yow doo ko doxee. mais anormalité bu positive la day yëkkati société. loolu mooy valeur ajoutée. xool li yonent bi indil. waxuma la arabe yi mais mu indi humanité bi. toute l'humanité du amuñu intérêt suñu intellectuel mooy dañu war a parce que ñoom suñu benn problème la ñu am. mooy Occident daf ñu marqué. ci côté yëpp. allié nañu ba nga xam ne léegi lu fa jóge rek dañuy jàpp ne baax na.
or le rôle de l'intellectuel musulman à l'heure actuelle sénégalais mooy ku xam ne ki da ngay démystifier nous avons un rôle de démystification wane na yu bari modèle yu bari yu jóge fële ak ay bari jagul te ñoom fa mu nekk ci ñoom sax jagul ci ñoom xam nañ ne jagul dañoo ci amul pexe li nga xam ne ñun baax la nañ fii itam ñu jaay ko loolu nag moo des parce que la plupart des intermédiaires xam nañ jaar ci école occidentale bi dañ leen a conditionnement boo xam ne bi moom lu jóge fële rek baax na alors que bu ma doon président fi de la République di créer ay ministère bi may jox ëpp doole ñaari ministère lay jox ëpp doole mooy ministère de la famille et ministère de la jeunesse parce que enjeu bi yëpp mi ngi foofu waaw bu ko defee loolu laa mën a wax ci mbir mi modèle familial bi fi nekkoon moo gën ci modèle familial yi am ci dëgg la moo ci gën temps bi dafa jeex na waaw parce que dama naroon dem ci conférence bi keer mal asaf looy tëjee fi mu wax rek dañu war a jàngataat modèle bi amoon ci soxnaay yonent bi alayhi salaam am na lu ma ci jot a junj naka lañ daan ku nekk de nangul sa mbaaxu wujj di toog ak moom benn jataay di kaf di fo di ree dëgg la fiir moom donné la boo xam ne kenn mënu ko ignorer mais góor am mat boo xam ne dina ko adoucir ci comportement am apprivoiser ko jigéen aussi am éducation ak yar ak conditionnement psychologique boo xam ne du ko sànk yent bi dafa doon ne fiir am na bu yàlla bëgg am na bu yàlla bañ bi yàlla bëgg mooy bi nga xam ne dafa tegee ci lu fi mu war a tege bi yàlla bañ mooy bi nga xam ne day yàq mais waxuma la ci l'islam kese ci soxnaa yonent bi kese mais suñu maam yi nañ doon wujjee sax yéen chercheurs yi yéen sociologues yi yéen yi créé problèmes sociaux yi yooyu waroon ngeen ci def ay études waroon ngeen ci def ay thèse waroon ngeen ci def ay bind su ko defee loola xam nga li ma junji sànq ne borom Sage de Bandiagara moom la bind ak yeneen da nga gis fii koo xam ne nii wujju yaayam la jàppe woon ne moo yaayam fees fi dell ñaari doomi baay yoo xam ne sa doomi baay dafa mel ni moom ngay gën a bëgg ki nga bokkal ndey ak baay mais lii moo doon jàmm te polygamie ñi wax nañ ko ñu bañ ko wala ñu bañ koy nangu mooy li yàlla bind parce que yàlla moo def ne jigéen ñi ñoo gën a bari wax naa la ndaw soosu Marie Linda te législation yëpp ko nangu wax naa la alxuraan ak bible ak yëpp taifatu marmoon ay chrétien lañ mais dañ koy pratiquer donc kon ñu seetaat jàngataat modèle yi jéem ci accentuer conscientisation bi ak wax ji parce que modèle la yu am yu jóge ko ci biir l'islam yu jóge ko ci suñu maam yi léegi nag dafa mel dañuy fàtte modèle yooyu maam Jaara Buso maam Fawade Wele ak yeneen yooyu bu ñu ko dellu siwaate jàngat ko dina bokk ci li ñu mën a dimbale ak jërë ngeen jëf temps bi jeex na te kenn yëgu ko ndaxte waxtaan bi moo am passion moo neex xam-xamee wax dëgg yàlla waaye nag lu ñu tàmbali rek dañ koy continuer parce que phénomène social la boo xam ne bi il faut ñu ci continuer di ci wax ak nit ñi maa ngi leen dégg ne dinañ fi ñëwaat parce que am na loo junj sànq mooy côté tamit jigéen ñi côté góor ñi polygamie rek yow tamit tu fais ce que tu veux bi buntu bi rek amul benn charte booy respecté diine moom ko digal loolu tamit oustaz il faut ñu waxtaan ci parce que suñu mbokku jigéen yi tamit waaw ñu ngi ñuy déglu de bu ñu waxtee wax ak ñoom nag ñu wax ak ñun tamit suñu bopp ñun daal suñu débat du waxtaanu benn camp waxtaanu dëgg ñëpp la loolu rek waaw kon donc mbokk yi kon ñi ngi yemale fii seen waxtaan tey insha allahu taala di gërëm ci seen tur docteur Momar Kane ak professeur Assane Seck di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal leen tawfiq defal leen ko hada wa sallallahu wa sallama ala abdillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu